asalaamaaleykum mbokki xarit yi ñu seetaan dalati leen ak jàmm seen émission na leer tey jii ñuy waxtaanee lu jëm ci wàllu tolluwaay école Sénégal yi waaye itam conférence bi nga xam te ni daal dinañu ko woon nag jagleel dajale ay koppar ngir xool naka nañuy def ba suqali boobee école bu Sénégal waaye laata ñu dugg ci biir débat bi dama leen di bàyyi ak Pape Cheikh Sylla mu présenté leen suñuy invité. Djibril Ndiaye Diouf moom mooy directeur de la planification et de la réforme de l'éducation DPRE di tamit coordonnateur technique programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence maanaam PAQE moom Djibril Ndiaye Diouf ba tey moom moo jiite point focal de la conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation Djibril Ndiaye Diouf bu ministère de l'éducation nationale gani na leer niki moom ab jàngalekat di ab gëstukat ca université Gaston Berger bu Saint-Louis Mamadou Yuri Sall ngir mottali waxtaan wi Momar Seyni Ndiaye journaliste consultant bu Sen TV. mu nga kon ñoon ñooy suñu invité ji ci suñu plateau na leer ñuy tàmbali ak monsieur Djibril Ndiaye Diouf nekkoon nag point focal ci forum boobu ñu fi doon amal monsieur Diouf ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna si. tey jii bu ñu dellusoo si ginnaaw tuuti ndax mën nga dellu si waat te lan moo sababoon boobu bee forum. jërëjëf en fait li nga tuddee forum mooy conférence de financement bu partenariat mondial pour l'éducation di kuréel goo xam ne ñu ngi ko sos en vérité 2002 booba ci mouvement bi ñu doon wax éducation pour tous ci recommandation Nations Unies ci la ñu ko créé woon ñu doon ko wax l'initiative Fast Track te Sénégal bénéficie depuis 2010 le kuréel gu tudd partenariat mondial pour l'éducation muy kuréel goo xam ne dajale na fi ñuy waxee ni juróom-ñett fukki dëkk ak juróom-ñaar yoo xam ne moom la ñuy wax pays en développement dajale waale li ñuy wax donateurs yi mooy ñi nga xamante ne bailleurs de fonds yi muy réew yi di organisation multilatérale secteur privé nga fa fondation yaa nga fa société civile yaa nga fa loolu mooy partenariat Sénégal bi nga xam ne kilifay partenariat bi ñëw nañu gis président de la République am na ay weer ci ginnaaw monsieur le président non seulement dafa autoriser suñu réew accueillir conférence bu rëy boobu mais aussi teg ci ne moom moo koy parrainer mu demander président Emmanuel Macron mu ànd ak moom ci loolu moo tax ce sont les deux présidents qui ont parrainé conférence bi du dara parce que kuréel googu du ab bailleur maanaam mooy mécanisme mondial bi nga xam ne tey ci àddina bi moom rek moo fi nekk koo xam ne dina dajale ay xaalis séddalewaat ko réew yi ñuy wax pays en développement li ñu ci wut ci séddale boobu mën nañu ñëw ci kawu Sénégal après mooy jàppale leen gunge leen ci li ñuy wax financement ak mise en œuvre plan sectoriel boo jëlee kawu Sénégal tey plan sectoriel bi mu ngi tudd programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence PAQE bi ñu ko njëkkee def 2011 Danemark deuxième édition bi nekk 2014 Bruxelles biir moo nekkoon troisième conférence ci liñ ci doon wund mooy dajale lu toll ci 3,1 milliards de dollars boo ko tekkee ci CFA xaalis bu bëri la et loolu moo ko wundoon maanaam périodiquement kuréel gi day daje woo àddina bi yëpp fii li fi ñëwoon ëpp na 1000 participants lu ëpp 10 présidents presque 60 ministres ak kilifa yu kawe président banque mondiale ak ñoom loolu moo waraloon conférence bi ñu tenir le 2 février bi passé 2018 à Diamniadio. ñu ñëw ci monsieur Momar Seyni Ndiaye yow itam ginnaaw bi ñu la nuyoo naka nga jàngatee boobee conférence. waaw day xam ni conférence bi mën nañ ne ñi nga xam ni ñoo ko sababoo lañ ci doon wut daanaka mën nañu ne jot nañ ko
donte sax doon nañu xaw a ragal tuuti yëngu-yëngu yi nga xam ne moo ko jiitu ndax dafa am ñoo xam ne dañuy yaakaar ne xëy na dafa am lu làqu ci ginnaaw conférence bi maanaam li fi waykat boobu Rihanna di ñëw ba ñu dem ba di ci laalale sax ay mbiri franc-maçon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba mbir mi nga xam ne sax yàlla def na muy nattu te dal conférence bi wala Sénégal sax ci dafa naan bu ci kanamee dinañ ci dellu si ak suñu mbokk mi gën ko leeral ndax xëy na am na lu ci bari lu ci lëndëm ci bopp nit ñi ci wàllu woowu li nga xam ne moo ko sabab nag Diouf wax na ko léegi mais dañu gëm ne réew yi nga xam ne ñoom ñooy yor seen njàngale politique njàngale mi dañu war a gën a yokk seen doole dina baral seen tànk ci li nga xam ni moo soxal mbirum jàngale ndaxte àddina bi yëpp dañu nangu ne réew li ko yor gën a yor dëgg-dëgg li ko laltaay bi dëgg mooy jàngale bi réew boo xam ni amul njàng réew moomu du gaaw a dem kanam ndax tubaab dafa naan si vous pensez que l'éducation coûte cher essayez l'ignorance maanaam bu fekkee da nga yaakaar ne xaalis bi ñuy def ci njàngale dafa bari na nga seet li la ñàkk jàng di jural xam nga ñàkk jàng moom nit moom bu jàngul rek lu ne mën na ko dal te lu ne mën na ko def day nekk li ñuy wax danger maanaam day nekk nit koo xam ne kii boo seetee taxawaayam ci biir askan bi daf ci am ay taxawaay bu xaw a doy waar bu xaw a buy boo xam ne daal dëgg-dëgg du lu askan wi mën a ñeme tuuti. danger la ci boppam sax. danger la sax ci boppam moom mi sax ndey ni nga ko waxee noonu. li nga xam ne nag moom moo ci am mooy conférence bi dafa ne ñaar dañuy constater ne xaalis bi ñuy dugal ci njàng mi dafa des te pourtant nag boo seetee suñu réew yi 90% maanaam fukk yoo jël ci financement bi juróom-ñeent yi réew mi ci nekk ñoo koy génne 90% ñoom ñooy jël seen soit xaalis gouvernement bi la wala ay ñeneen ñoo xam ne ñooy ci dugal seen alal waaye donte loolu sax en valeur absolue en valeur relative doyul mais dañ ko war a yokkaat encore fexe ba ñu dolli li ñuy woy financement domestique maanaam fexe ba xaalis bi nga xam ne moom mooy jublu ci njàng mi mu jóge ci askan wi ndax askan wi moom ci boppam moom mooy yore njàng mi ci moom la war a gën a tegu ndax ci valeur askan wi ci lañ koy gën a teg loolu moo tax beneen bi nga xam ne solo bi ci nekk mooy dañu seet ne jigéen ñi donte sax jéego yu bari ci biir Sénégal def nañ ko fii pour fexe ba jigéen ñi dugg biir école dañ seet ne jigéen ñi daf ci am pàcc boo xam ne bii mi ñuy wax les filles maanaam xale yu jigéen ñi njagamaari jigéen yi nga xam ne ñi nga am ci diggante juróom-ñetti at ba yées tuuti fukk ak juróom-ñetti at seen njàng dafa am fu mu tagga témbee ndax dañuy teel a sëy dañuy teel a dugg ci wàllu liggéey te li nga xam ne mooy seen àq ak yelleef toppatoowuñ ko parce que boo seetee ci li ñuy wax ci wàllu àq ak yelleef ba fii ñu toll nii dañ naan àq ak yelleefu xale yi tout tànk yi wala àq ak yelleefu les femmes maanaam ñi nga xam ne ay njagamaar lañu ay xam nañ magal tuuti waaye dafa am tranche boo xam ne bi mi ngi nekk ci 8 ans ba 17 ans dafa mel ni ñooñu même ci droit yi sax dañ leen a fàtte ñu koy woy le droit des filles moo tax nag ñoom ñu seet ñu ci mel ni ñoom Diouf maanaam wàllu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo ko làq ñëpp ak dëkk yi nga xam ne ñoo ci indi seen xaalis waa les pays scandinaves l'Angleterre France tey jii sax dégg nañ ci conférence bi ne Émirats dinañ ci dugal seen loxo arab yi nga xam ne ñoom xëy na sax dañ seen xel def ci xawoon a tey tuuti ba nga xam ne liñ doon séntu ci conférence bi ci wàllu mobiliser xaalis donte àgguñu fa sax ndax sànq Diouf nee na ñu ngi doon séntu ñetti téeméeri milliards ci suñu xaalis ni ñetti téeméeri milliards yooyu àgguñu fa ndax 2,3 millions de dollars donc la ñuy jot waaye nag li nga xam ne feeñ na ci daal mooy am na sabab boo xam ne bii nit ñi gouvernement yi ONG yi ak borom alal yi chef d'entreprise yi ñu ngi ciy yëngu de plus en plus pour fexe ba dugal xaalis pour ñoŋal njàngal xale yu jigéen ñi ndax dañuy seetlu sax ne tey jii boo xoolee même école primaire yi ba ci université sax dëkk yu mel ni France jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi parce que dem nañ ba nekk 52%. waaye dañuy seet suñu réew yi ne jigéen ñi duñu des ci biir l'école bi ñu koy wooyee maintien des filles anglais yi di ko wooyee beyond the access maanaam àgg école rek doyul toog ci l'école bi fexe ba àgg ci
am fukki at ci école wala fukki at ak juróom-ñett nga tokk ci l'école bi ba nga xam ni boo ci jógee macha allah xale yu jigéen yu mel ni yow tuuti jàng yàlla may leen xam-xam ñu jàng ba mën a am métier am liggéey loolu la ñuy séntu mën a yar seen doom ndax aussi yar bi ngay yar xale bi ci biir kër gi dafa tegu aussi ci am njàng bi nga am ndax yow boo nekkee sa doom bu jigéen gën laa jàng l'école amaana di boo xawee ki woyofal tuuti àddina dina la wax loo xamul da ngay dem ba yow da ngay am complexe sax ci kanamam ndax moom li mu jàng ndax yow bu ñu la bindee lettre wala ñu envoyé la mail wala ñu envoyé la message yónnee la ko da nga ñëw naan ko kaay nga jàngal ma ko te kooku sa doom la nga waroon koo jàngal loolu moo tax ñu bëgg jàng mi daal ñëpp soobu ci te wax dëgg neex yàlla anam bi mu amee ci biir Sénégal fii mën nañ ko rafetlu bu baax a baax li ci waroon ci gouvernement bi ci organisation bi def nañ ko li ciy dugg ci xaalis daanaka weesoowul àggul fañ ko doon yaakaare mais li ci dugg léegi nii bu ci gën a góorgóorlu dinañ ko dem ba toll ci foo xam ne fii macha allah. macha allah dañuy ñëw ci ki nga xam ne moo di Mamadou Yuri Sall moom jàngalekat la foofee ci daara ju kaw ji nekk ca Ndar Géej di Université Gaston Berger ginnaaw bi ñu la nuyoo yow itam ban jàngat nga def ci boobee conférence. soxna Ndeye Khady ginnaaw bi ma la nuyu ñi ma bokkal jotaay bi Serigne Diouf ak Serigne Ndiaye ñu ngi may baal mu nuyu ñi ñuy seetaan. di rafetlu émission yu mel nii ndax waxtaan wi mën na jur lu amal njëriñ Sénégal waaye yu mel nii bu amee laaj bi njëkk a jib mooy lan la Sénégal doon xaar ci yu mel nii lan moo tax suñu njiitu réew sàkku ndaje mi am fi lan la ciy ut ak lan la ciy xaar xaw naa des leer ci ku mel ni man lan la doon ut moom ndax Sénégal dafa am lu muy bàkkoo li ñuy def ci njàng mi doy na jéggi na sax ci li daje yu mel ni di xaar ndax daje yu mel ni dañ ne bu dee am nga alal yóbbu ci loo xam ni juróomeel bi yëpp dugal ko ci njàng lu mu tuuti mooy 20% juróomeel bi suñu gafaka réew jël ci juróomeel lu mu tuuti nga dugal ko ci jàng te Sénégal nee nañu ñoom téeméer boo jël ñaar fukki ak juróom ñu ngi koy dugal ci njàng mi loolu suñu président wax jar na xoolaat waaye Ndeye Khady xam nga lii lu ko jur mooy dañoo jóge woon Jomtien 1990 fekk ni am na dëkk yu bari yoo xam ni xale yi jànguñu ñëpp fippu ne nañ ci jóg àddina bi yëpp dañ ci jóg ndax ñàkk jàng baaxul ci àddina bi ñu jublu ci li ñuy wax éducation pour tous ñëpp dañ jàng xale yi war a jàng dañu jàng mais loolu éducation primaire la woon mooy li ñuy wax accès boobu tax nga doo dégg triptyque accès démocratie yu mel noonu fa la juddoo après ñu yokk ci ay gouvernance ñun ñu imité rek bu fa la jógee Jomtien ñu ñëw ba 2000 ñëw Sénégal lañu fi daje ndaje bu njëkk fekk sax président Wade mi ngi doog a toog alternance mi ngi doog am ñuy xayma lu ñu defoon dëkk yu bari egguñu ci éducation pour tout Sénégal eggagul woon donc objectif yi ñu fixé woon pays Afrique yu bari egguñu ci éducation pour tous boobu xale yi waroon jàng ba motal juróom-benni at wala juróom-ñeenti at egguñu fa Sénégal nee na egg na taux brut de scolarisation 80% déedéet loolu taux brut la mën nga egg sax 100% boo demee lu ëpp sax boo demee Casamance loolu du nattuwaay boo xam ñun ñoo ko war a jël kuy planifier ku mel ni Serigne Diouf du ko nangu waaye da ngay xool masse ñi am juróom-ñaari at tey boo ko xoolee mat nañu 425 000 ñi am juróom-ñaari at ñu war a dugg école boo leen téye tey bu Sénégal du système bi bu continuer nii gis nga boo leen yóbbuwee boo xoolee 77% ñoo ciy dugg école ci génération boobu gis nga boo toppee génération boobu nga leen di suivre juróom ñoo ciy am bac maanaam Sénégal fu mu toll tey boo gisee recensement bi photographie bu mu génn xam na la génnee dafa na Sénégal yi bu dee ak téeméeri Sénégal yi boo dee ak ñoom fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ci passé certificat fukk ak juróom-ñett ci téeméeru Sénégal yoo jot gis nga téeméer yooyu boo doon xoolee ñaar ñoo ci am diplôme université juróom ñoo ci am bac Sénégal dafa tardé lu bari waaye suñu président nee na lu ma téeméer lu ñu am ci xaalis téeméer yu ñu am ci xaalis ñaar fukki yeeg juróom dañ koy dugal ci njàng mi waaye boo xoolee li ñuy wax suñu loi des finances xam nga aussi ñun dañuy gëstu rek loolu moo suñu liggéey lu nekk ci ginnaaw ay mbind dafay jafe ñu xam ko waaye loi des finances moom la suñu pencum réew woote moo nekk nii boo ko xoolee boo dajalee ñetti ministères yépp enseignement supérieur éducation nationale ak formation professionnelle bi yépp boo ko boolee nga xayma suñu gafak réew yépp dénnuma det ginuma det yépp ñu ngi ci 17,34% lépp
li may wax mooy loi des finances ñoom nag ñoo xam fu ñu jëlee seen 25%. ñu ngi ci 17,34%. waaye boo ci génnee dette bi suñu dettu réew dañuy fay dette. waaye loolu ay recettes la war ñu ko woon génne sax. même partenariat mondial dafa ne ko génne lépp ngay jël xayma lépp nga war a jël def ci 20% ci budget mais d'accord na lañ ci génne dette bu ñu ci génne dette dañu am nag 22%. donc 25% yooyu jar na gëstu fu mu jógee 25% yi président di wax ak nguur gi. en tout cas loi des finances bi ñu voté assemblée xanaa mu dugg li ñuy wax seen corps émergent yooyu di ko làq fenn yenn postes yi xam nga loolu ñu mënuñu ko jàngat li ñu mën a jàngat mooy budget au ministère de l'éducation waaw kooku benn seetlu la beneen jàngat bi mooy li ci xaw a tiitlu mooy xam nga partenariat mondial bu wax éducation 20% li ñuy wax éducation de base mooy li ngay wax dal ba am matukaay gis nga ñun li ñuy wax 25% bu ñu ko nangoo nekk 25% xam nga lan moo ci dugg budget lépp ci dugg lépp lu jëm ci njàng éducation daf ci dugg enseignement supérieur daf ci dugg recherche daf ci dugg innovation daf ci dugg formation professionnelle lépp dañuy dajale mu nekk 25%. te loolu kenn waxu ko gis nga bi ñu dajalee fii ne dañuy xayma mbirum njàng mu kawe mi muy li ñuy wax CNAES dajale ñépp Sénégal en 2016 ne dañuy saytu njàng mi xool lu ñu ci war a dugal waaw dañoo nangu woon te gouvernement bu ma ko nangu recommandation 17 ak 33 suñu amu réew yépp li ñuy wax PIB suñu amu réew suñu koom-koomu réew yépp fu ci amee téeméer na ci jël juróom-ñaar dugal ci njàng mi 7% la ñu waxoon mooy recommandation 18 bu CNAES directive 9 bu président ñu ne alal boobu na ci jël 1% dugal ko ci recherche gis nga de donc ñett yooyu boo leen boolee 8% la du PIB la ñu waroon dugal tey 2017 fu la ñu waroon toll ak ñaari université yu bees tàq bu Diamniadio 2016 bu Sine Saloum waroon ubbi bu 2017 bu Diamniadio yooyu bu génnoon CNAES Sénégal atteindre ci dara ba léegi moo tax ma ne ndaje yu mel nii bëggoon naa ñu xam suñu njiitu réew ak suñu nguur lan la ciy xaar ndax dafa bëgg ñu dollil ko alal ndax li mu bëggoon fu mu bëggoon egg mu àgg fa wala nañu daje rek pour yeneen pays africains parce que ñoom dolli wu ñu dara ni ñun egg nañu fii ñii di laaj nañu fa egg nañu fa ba passé ko ñu ngi ci 25% te man gis ñu loolu waaye bu ñu fa eggoon tamit gis nga yëngu-yëngu yu bari yi jàngalekat yaa ngi yëngu yi fan nday xat yaakaar naa ni bu doon liñ ci def doy na yëngu-yëngu yi du baree noonu dina daladi ndax yëngu-yëngu ci sama jàngat yow da nga jàpp ne bu fekkoon 25% yi ñuy wax ni moom la ñuy dugal ci biir njàng mi doon effectif na kon tey ji yëngu-yëngu yooyu bu ciy amit du bëri waaw en tout cas yenn joytu yu du bëri man université laa nekk université xam naa budget ministère de l'enseignement supérieur boo ko xoolee téeméer yoo jël juróom la woon téeméer ci suñu budget la comme PIB téeméer yoo jël juróom yi ak lu tegal tuuti wala ñu jox enseignement supérieur ci këyit bi waaye man université laa nekk xam naa ni at mu ne dañuy bind lettre ne université yow dañ lay jox lii université Cheikh Anta Diop 20 milliards la lay jox yow fële UGB ak 6 milliards yi boo ko dajalee matul 60 milliards juróom benn université lañu toll juróom benn boo ci boole UVS. da nga ciy boole fonction service bi aussi. non waaw non xaar moom mu pare loolu aussi ci budget bi la bokk déedéet loolu kenn du ko calculer parce que loolu ay ressources ci biir la dañuy wax ni non dañuy wax li gouvernement dugal xam nga loolu boo ko mën a wax sax ménage xam nga li ma wax ni par exemple 20% ménage yi ñooy bailleurs de fonds yu gën a rëy Sénégal éducation li nga doon wax ni sànq boo demee région bu mel ni au nord li fa ëpp ci classe primaire tey waa nord ñoo ko tabaxal seen bopp moo tax abri provisoire primaire bariwul nord sud la ëpp ndax diaspora bi dañuy tabax ay école tabax ay dispensaire ak waa PASD ak waxuma yeneen dama ne rek ñun suñu parents yi dañuy tabax laa wax tabax seen bopp seeni classe laa wax waxuma sax yeneen organisme pour wax la parce que boo demee si yenn localité yi dafa am ñoo xam te ne ay immigré la ñu nekk dañuy nekk bitim réew yónnee benn comme par exemple ñu ne la école bi 100 millions moo koy defar yéen ngeen yónnee 40 millions nguur gi mottali wala ngeen yónnee 50 wala 60 parcelle voilà non yenn saa yi nguur gi du mottali sax man village bi ma nekk li fa nekk ci dispensaire yi village yi ma wër yëpp ci département Podor li fa nekk ci dispensaire ak école yëpp seen bopp xam nga ñooñu forage non forage yàgg déedéet li ñuy xaar ci nguur nag mooy infirmier wala jàngalekat waaye nag bi ñu commencé am ay collège yu bari fa la jafe-jafe yi am fa la ñu commencé di xaar ci nguur sa collège dafa jafe tabax waaye école primaire daawuñu xaar jafewul woon tabax xam nga léegi rek ñu commencé di xaar ci nguur mais am na ñoo xam ni daawuñu xaar ci nguur yu bari surtout ay jàng sax ñoom dañoo miin daara ñoom ñoo ko doon defal seen bopp léegi nañ commencé di wéeru ci nguur lu bari waaye li doyen wax sànq la affaire u njàng enfin yenn njàng yi communauté bi mën na ko jëlal bopp en charge nguur gi fekk si leen dimbali leen waaye dañ ko yëpp jox état am loolu lañ ko jëlee ci centralisme jacobin bu France lépp état moo koy def waaye ñun amoon na li ñu tàmmoon ba pare am na loo xam ne ñoo ko doon defal suñu bopp jàngukaay jàngal sa doom ut ku koy jàngal yaa ko doon jëlal sa bopp wala yàgg sa village
communauté école communautaire bari woon muy daara muy leneen ba léegi nag jikko jooju des na tuuti waaye bu jàng bi commencé kawe dafay leen di xaw a jafe c'est-à-dire pour ñu tabax hôpital day jafe pour ñu tabax collège wala lycée day jafe mais école primaire jafewu leen parce que ay classe tabax ko bu ñu ko disee tuuti am ko ni ñuy tabaxee ay jàkk noonu ñuy tabaxee ay classe moo tax li mu doon moo tax dugguma ci loolu li may wax lii nguur gi di jël ci gafakaam di dugal buñ ko xayma moom laa doon jéem a xayma di wax ni ñu ko yaakaaree xëy na Sénégal li muy def bari na du ma ko weddi Sénégal Kenya moo ko jiitu woon ak Ghana ak Afrique du Sud bu ci génneeg pays Maghreb yi li muy def am na doole champion la kenn du ko weddi waaye ne doy na ndax egg naa 20% yooyu ñii bi ñu koy wax dañ ne nga def ko ndax ñu mën la dolli ñu xam ni yaa ngi def jéego ñu fekk si la waaye boo ko deful ñoom dañuy am tayal di la fekk si ndax dañuy wax ne defoo li ñu war a Sénégal nag bu dee loolu rek la ñu ngi def ay jéego dañ ko war a dimbali dañ ko war a dolli waaye bu mu wane ni man nii maa fi raw ci Afrique yi donc dafa mel ni li may def doy na te ñaxtu baa ngi ci mbedd mi ñëpp a ngi jooy xale yi jàngul dafa bari. yow su ma ji comprendre ba léegi itam da nga jàpp ni kon boobee conférence Sénégal da ci doon jaayu. da doon wane diisaay lamam. en tout cas jaayu na ci waaye leen aussi mën na am suñu président dafa bëgg yeneen pays Afrique yoo xam ne du ci def lu loolu. Tchad def lu toll noonu. xëy na bëgg ñooñu ñu dimbali leen ndax dafa bëgg ñu wane ñooñu si ñoom la ñuy invité. kenn nañ fi invité muy ku Ghana président Ghana bi moom rek moo ne moom soxlawul ndimbal te bëggul sax ñu dimbali pays Afrique yi ñu taxawu seen i njàng. président loolu la wax nee na vraiment dañ ko woo dañ ko invité mu ñëw waaye moom bëggul ñu xaar pays Afrique yi xaar ci kenn ndimbal pour seen mbirum njàng ñi fa nekkoon ñëpp déglu nañ ko ñëpp a jóg di ko tàccu salle bi yëpp a jóg di ko tàccu moom mooy président boo xam ne à part Youssou Ndour salle bi moo leen yëkkat yëpp jóg di ko tàccu ndax li mu wax nee na affaire njàng moom bu doon sagoom benn pays Afrique du jóg di sàkku ndimbal ci loolu te am nañu sax doole boo xam ne mën nañu tabaxal suñu école duñ ci xaar kenn loolu la wax loolu la président Ghana ñëpp ko dégg di ko dégg waaye li may jeexale rek foofu li may jeexale foofu rek waxuma ni Sénégal deful effort waaye boo xoolee ñi nekkul ci école dañoo bari xam nga ñun ñu ngi koy xayma ci biir ko si def 1 million xale yoo xam ne ñu ngi ci biti Sénégal mi ngi def 25% dégg nañ ko ñoo xam éducation la ak recherche ak formation yépp waaye lu mat 1 million xale yu war a nekk ci école ñu ngi ci biti du ma wax ni 1 million yooyu amuñu école wala amuñu salle am ñoo xam ni école bi neexu leen du seen école. loolu ngay wax noonu daan ci dellusiwaat ñi nga xam te ne ñi ngi ci biti. te jotaguñoo dugg ci école bi naka nañ leen nar a gérer ak yooyee fonds. dañuy ñëw ci monsieur Djibril Ndiaye Diouf ndaxte ji li mu wax loolu mooy li mu jàngat moom ndax loolu mooy réalité bi ndaxte ji nguurub Sénégal dafa bëggoon natt fan la diisaay lamam yam wala fan da ko bëggoon wane. jërëjëf man monsieur Sall wax ñu bëri point yu bëri mais bëggoon naa ñu def la part des choses li nga xam ne ci conférence ak li nga xam ne système éducatif sénégalais parce que suñ ko bëggee boole dina nekk première chose lan la gouvernement bi doon séntu ci conférence mais c'est pas la conférence du gouvernement c'est pas la conférence du Sénégal c'est une conférence au Sénégal wax naa ci sama début kàddu que kilifay partenariat mondial ñoo tànn Sénégal ñëw demander au président Macky Sall non demandé wuñ ko sax l'autorisation d'organiser la conférence au Sénégal c'était au mois de juillet président ci générosité moo ne non seulement je l'autorise mais dinaa ko parrainer mooy lan parce que ñoom ñu ngi woon ci campagne de reconstitution pendant des mois président de la République Macky Sall joué ci rôle bu rëy pour jàppale leen plaidoyer auprès des pays en développement auprès des pays développés pas pour le Sénégal mais pour la réussite de l'opération c'est une première précision Sénégal convoqué wul conférence Sénégal dafa accueillir conférence à la demande du partenariat mondial pour l'éducation les 2,3 milliards yi fi jóge mais du pour Sénégal c'est pour 87 pays en développement partenaires ak panier commun la
boo xam ne am na ay critères yu bëri ngeen buggee mën nañ ci dugg moom la ñuy séddalewaat réew mi donc c'est pas pour le Sénégal que cette conférence a été organisée. C'est pas pour le Sénégal que cette conférence a été organisée premièrement mais ci biir foofu rek sànq monsieur Momar Sène Ndiaye bi muy wax na ni am na ponk yu bëri yu lëndëm te ñëpp dundandoo nañ ko ponk yu bëri yoo xam te ni lëndëm na loo xam ne xawoon na gàllankoor boobee conférence ñi di wax am na lu nekk ci ginnaaw am na lu nekk ci suuf tey jii ndax mën nga dellu si waat ci loolu gën a leeral parce que bi nee nga waaw nee nañ dafa am ñoo xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñoom ñoo organiser conférence bi éducation bi dañ ko maquillage rek. bon loolu moom yaa nekkoon point focal bi nag non. li ma dégg doyen Seyni wax. lan la doyen Seyni Ndiaye lan nga waxoon. ci li ma dégg ci waxam du loolu mais soo ma bàyyiwul ma terminer point yi. parce que non xam nga point yi dañoo bëri te bokkuñu léegi fi nga njëkk a tontu rek laa bëgg ñu ñëw foofu nga wàcce foofu après ñu demaat ci beneen point. mais ni ñu organiser conférence bi wax naa ko. Julia Gillard président conseil d'administration partenariat mondial. ak Alice Albright directrice générale partenariat mondial. mais ñoo ñëw fii seet si président de la République. demander autorisation organiser conférence bi partenariat mondial moo ko organiser ñi ci nekk yëpp président de la République ngi fi ñëw yëpp bien sûr am na solo et loolu aussi nañu ko wax c'est la première fois benn édition reconstitution partenariat mondial ñu organiser ko dans un pays en développement Sénégal c'est la première fois ab pays du nord ak ab pays du sud lëkkaloo jàppale partenariat bi. léegi ñoo wax nañ la moo tax le choix du Sénégal. maa ngi ñëw Sénégal mais li mu wax mais gouvernement Sénégal dafa def lu rëy ci éducation. ay jéego yu am solo. ay jéego yu am solo. peut-être li ñuy wax naan nul n'est prophète chez soi. mais Sénégal les 25% sont réels. jaaxal na ma sax vraiment ñu koy remettre en question. waaw xëy na sa méthode de xoolaatal méthode de calcul. mun nga s'il vous plaît. du ma ci sori. ñu dégluwante. waaw. mais dama ne rek mën nañu waxtaan après ci méthode de calcul. ñu ngi déglu leeralal rek mu ngi nii loi de finance baa ngi nii leeralal ñu ngi lay déglu. mais 25% yi. dafa am UNESCO ISU. Institut des statistiques de l'UNESCO. À chaque année, ils font une enquête dans tous les pays. fii kenn mënu fi nëbb dara. Les 25% du budget de l'État hors service dette mën nga ci d'accord mën nga ci bañ a d'accord mais même partenariat mondial. loolu la jël parce que boo jëlee modèle de reconstitution fonds yi. formule bi ñu prépositionné c'est la part de l'éducation le secteur waxuñu rek éducation nationale boole ci sax agence de la case des tout-petits en plus des 3 ministères. Est-ce que LCB qui la oui loolu non formel la lépp non formel non formel absolument mais boo jëlee ces budgets là. donc c'est loolu concerne ñu ngi concerne rek uniquement le formel. Non, le système éducatif, c'est le formel et le non formel. Et même l'informel. C'est tout secteur confondu. Nga jël la part de l'éducation reconnue, acceptée par les institutions internationales. Boo jëlee budget total u État nga génne ci li ñuy wax service de la dette. C'est la formule consacrée parce que ku changer formule dootoo ko sax mën a comparer entre pays. bu ñun ñooy tànn formule yi ISU ak UNESCO partenariat mondial ñoo koy teg mais c'est 25%. maintenant li ci des mën nañ ci xool comment il a fait pour calculer ces formules. dañuy dem observer benn page de pub daal di dellu si waat ci plateau bi. D'accord.